waaw kaddu sant bu baax sunu borom subhanahu wa taala moom mi ñu defal tawféex ñu fekkewaat ko tey mu bàyyi ñu ak xel ak tal ba ñu mën a ñëw def li nga xamante ni ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul la ginnaaw liggéey bu rëy bi nga xamante ni liggéeyal na ko sunu borom wala sax ba muy liggéeyal sunu borom subhanahu wa taala ci la waxoon waxam jooju nga xamante ni lu jamono ju nekk génération bu ñëw day mel ni moom moo taxoon ñu sëriñ bi yëkkati kàddu yooyu jagleel ko muy képp koo xamante ni sa mbég sama bos la bu bés bi ñëwatee nag ma ci sant la sunu borom subhanahu wa taala sant yàlla nag nekk ndigal loo xamante ni ndigalu sunu borom la waaw moom ci boppam moo ñu soññ ci ñu sant donc cant nekk ci bokk ci jaamu yàlla yi nga xamante ni gën a màgg ci la bokk bari tamit loo xamante ni loolu lay firndeel moo tax bés bi képp koo xamante ni sunu borom defal na la tawféex de façon directe wala indirecte nga bokk ci ñi nga xamante ni di nga fi teew sant la bu baax a baax kon ginnaaw bi ñu génnee léegi ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi wéral ko ñu ñëwoon ziar si ko déglu ko ndax wax dëgg yàlla jamono jaxasoo na waaye moom c'est une présence qui rassure wax dëgg yàlla moo tax saa bu ñu ko gisee wala ñu dégg ko sunu xel day dal sunu xol tamit day sedd ñu ñaan yàlla mu yàggal ko fi wéral ko ba li nga xamante ni naal na ko bëgg ko liggéeyal maamam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sunu borom defal ko ci loo xamante ni lu kawe njortam la te loolu njëriñu Sénégal lay doon njëriñu Afrique lay doon njëriñu umma islamique bi yëpp lay doon waaye njëriñu humanité yëpp lay doon. waaw bés bi tamit yan leçon la ci waa way politique bi war a jàngee bi bés bu mel nii. leçon yu am solo la Serigne Touba dundam yëpp bind la leçon la dundam yëpp ay dars la yoo xamante ni jamono bu ci nekk nit ki mën na cee dimbali ko rawatina nag ndaw ñi waaw rawatina ñun sénégalais ñun africain jamono bu ci nekk ndax liggéey bi mu koy liggéeyal sunu borom subhanahu wa taala di ko liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li nga xamante ni moom mooy nekk en toile de fond mooy nan du fekke mukk foo xamante ni dinañ fay néewale doomu aadama du fekke mukk fu ñuy dévaloriser doomu aadama du fekke mukk fu ñuy teddadil doomu aadama te doomu aadama ngir mu mën a li Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu doon wax naan bu ñu fàtte li ñu fi indi te bàyyi ñu fi ngir mu mën a taxawaay boobu foog mu moom boppam foog mu am liberté foog mu am xurriya waaye waxuma liberté bii nga xamante ni moom la ñu galvaudé ci jamono ji waaye liberté bi nga xamante ni sunu borom moo ko njëkk a jox te liberté boobu mooy mu xam ne yàlla rek mooy yàlla kenn du yàlla ku dul moom te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni ci moom yonent bi lenn rek lañ koy donnoo mooy yërmande ci jaam ñi donc ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci politique wala ñi nga xamante ni dañuy bëgg a amal njëriñ seen askan sax laay wax man ñooñu dañu xam ne héritage yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu amee te héritage yonent bi li ci jiitu mooy am yërmande ci doomu aadama yi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka ila kaafatan linnaas donc loolu nga xamante ni moom la ko sunu borom jox mu wàcce woon ko ci kaw suuf mu yërmande képp koo xamante ni amee nga ndono loolu nga koy donnoo te loolu it moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul doon si moom ba muy ñaan ci rabbi bi ma yasraxul gis nga ko yaa rahmaanu yaa rahimu gis nga na mu ko waxee yaa malikal mulk yaa man jalla an hawadin irham jamihal wara la wax irham jamihal wara yow sunu borom maa ngi lay ñaan waxuma la sax doomu aadama yi waaye mbindeef yi waxuma la doomu aadama yi waxuma la jinne yi waaye mbindeef yëpp maa ngi ñaan sunu borom nga wàcce sa miséricorde ci ñoom donc ñun yërmande jooju moom la ñuy dund jamono bu ci nekk te moo bokk na ci li tax ñu dugg ci politique tey ndax gis ne askanu Sénégal sonn nañ askanu Sénégal instrumentalisé nañ leen askanu Sénégal manipulé nañ leen jëfandikoo nañ leen loolu bokk na ci li tax ñu ne toogaay bi ñu toog mënatul ne il faut que ñu jóg dugg ci politique donc abreuvoir bi Cheikh Ahmadou Bamba la naanukaay bi Cheikh Ahmadou Bamba la te gis nga Cheikh Mouhamadoul Mountakha tey boo gisee ni ko nit ñi jëlee bëgg ko di ko dund mooy yërmande jooju nga xamante ni saa boo jàkkaarloog moom da ngay gis mu incarné ko dans sa plénitude yërmande jooju nag ñun moom moo ñu dugal ci politique moo tax fawuñu ci kafuñu ci reetaanu dugguñu ci ngir kaf wala foo dañ ciy dugg ci xam-xam dugg ci teggin dugg ci itte ju mat sëkk itte jooju it Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom moo ñu ko jàngal ndax loolu moo nekkoon contrat moral bi mu amoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nga xamante ni moom mooy Daaru Xuddus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jàkkaarloo ak moom dane ko dama bëgg ñii nga àndal nang leen yar ci itte ju mat sëkk ci seen borom
rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat ne ko bu leen yar ci am jàng kese xam nga 1960 ba tey on a eu des diplômés dans ce pays 1960 ba tey am nañ ñu jàng ci réew mi 1960 ba tey ñàkk ñu ay ñu am diplôme ñàkk ñu jàng waaye lan moo tax réew mi tàggatem bi ba tey jógewul fii mu ne ba tey parce que dafa am volonté moom moo ci ñàkk mooy li ñuy tudde ñoom volonté politique muy itte jooju nga xamante ni yonent bi dafa wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ne ko ñi nga àndal te ñun ñi ñu boole ci suñu bopp na nga leen yar ci itte ju mat sëkk une volonté manifeste boo xamante ni moom mooy tax nga mën a transcender obstacle yi nga mën a transcender jafe-jafe yi moo tax ñun bi ñu jógee dugg ci dañ ne leen lu mu leen jaral pour yàq rek dinañu ko jaral pour defar ñaari logique ñooy affronté wu dans l' espace public dafa am une logique de la construction am une logique de la destruction ñun li ñu bëgg li ñu donn ndono li nga xamante ni moom la ñu amee mooy une logique de la construction boo xamante ni ci xam-xam lañ koy teg ci teggin lañ koy teg ci itte lañ koy teg Cheikh Ahmadou Bamba fàttali ñu ko ci tazawudu sixaar fàttali ñu ko ci tazawudu shubban fàttali ñu ko ci jawhar fàttali ñu ko sur les itinéraires du paradis muy masalikul jinaan fàttali ko nag ci teggin mooy nahjul xadaayil xaaj loolu nag moom la ñuy dund au quotidien moom la ñuy def teg ko ci sunu kanam di ko dund di ko doxee di ko waxee te loolu ça va au-delà des contingences waaye dañoo am gëm-gëm ne Sénégal am nañ benn modèle boo xamante ni ci résilience modèle boo xamante ni ci taxawaay bu ñu ko toppee lu ñu bëgg sunu borom dinañu ko defal mais sëriñ bi ko xoolal dundam yëpp privation de liberté la dundam yëpp privation de liberté la daanaka lu jéggi fanweeri at yoo xamante ni dafa nekk ci ay loxo te teewu ko def liggéey bu rëy bii nga xamante ni moom la bëggoon def ci kaw suuf kon les obstacles warul ñu nekk un frein par rapport aux ambitions te xale yi tey jii ak ndaw ñi loolu lañ leen di jox ci yóbbal mooy bu leen kenn teree gëm seen ambition bi ngeen am l'essentiel mooy teg leen ko ci xam-xam teg ko ci itte teg ko ci yar bu mat sëkk waaw te loolu mooy kaddu yi nga xamante ni tey bi ñu feddali nañ ko ci sëriñ bi ne ko loolu la ñuy doxee ci loolu la ñu ne moom it kaddu yooyu la ñu dénk te du ñu def wala ñuy wax lenn loo xamante ni bu ñu ñëwee fii du ñu ko mën a ziyaare donc loolu moo tax foofu daal la ñu bëgg a taxaw xam ne institution bee nga xamante ni tey jii tamit moom la ñu fa lañ nekk bëgguñoo def lu dul taxawal fa taxawaay boo xamante ni dañuy dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi sauvegarder ndono mag ñi on a un legs aujourd'hui qu'on doit assumer et un héritage qu'on doit préserver te loolu ki nga xamante ni daf ko incarner dans sa façon la plus sublime Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la kon ñuy ñaan rek sunu borom continuer di def ci Sénégal jàmm ak salaam ndax Sénégal c'est une promesse de paix et de stabilité sociale jàmm rek moom moo ñu jëkk. xam nga alxuraan dafa wax ne dee leen fàttali su fekkee fàttali dina jëriñ ki gëm ba pare askanu Sénégal ñaari fan yi bi ñu ko tàmbalee assemblée nationale askanu Sénégal fàttali waat nañu ñañu fay yebal li taxoon ñu yebal leen fa li tax ñu yebal leen fa xam nga mooy lan du xeex pour ay places c'est pas une lutte des places ou bien une lutte des classes la ñu fa yóbbu mooy taxawu askanu Sénégal mooy yërëm askanu Sénégal la ñu fa yóbbu mooy taxawaay boo xamante ni ndaw ñi dootuñu jël désert bi di fa bàyyi seen bakkan la ñu fa yóbbu mooy ndaw ñi dootuñu jël géej gi di fa bàyyi seen bakkan la ñu fa yóbbu mooy mbënd mi gis nga tey jii màggal gi am na ci ñoo xam ci jafe-jafe yu métti la ñuy màggale loolu moo ñu fa yóbbu sëriñ bi waxtaane loolu moo ñu fa yóbbu loolu nag buñ ci xuloowee ma ne ndokk mat na xuloo ngir nit ñi dootuñu dee ci géej gi mat na sëkk xuloo ngir nit ñi dootuñu dee ci désert bi mat na sëkk xuloo ngir ñu xam fan la oru Sénégal bi dugg mat na xuloo pour ñu xam pétrole bi nan lañ koy gérer gaz bi nan lañ koy gérer njàng mi nu ñuy def ba mu baax paj mi nu muy def ba mu baax mbay mi nu ñuy def ba mu baax càmm gi nu muy def ba mu baax napp gi nu ñuy def ba mu baax loolu jar na xuloo te xuloo boobu nag la askanu Sénégal di xaar mat na ko sëkk ngir jeexal askanu coono askanu Sénégal loolu ñun moo ñu fa yóbbu te loolu duñu ko fàtte benn yoon te Cheikh Mouhamadoul Mountakha kaddu yooyu la ñu dénk kaddu yooyu nag dañ ko koy sàmmal loolu dañ ko koy sàmmal du suñu yëf askanu Sénégal moo jël ay yaakaaram teg ko ci sunu loxo ngir ñu sàmm donc nañu fàtte suñu bopp fàtte suñuy personne fàtte suñuy ego
ngir taxawal askanu Sénégal loolu c'est le plus important et c'est le débat c'est le meilleur débat qu'il faut avoir et que ñu ni neen la kenn raxuñu nañu ko rafetal mën naa rafet xëccoo mën naa am te du ñaaw mën naa rafet la politique a été inventée pour lutter contre la violence mais politique mënul am ba pare violence di am c'est antinomique confrontation bu am ci idée lay noonu waaye confrontation physique ba politique ba ko société humaine inventée politique ci la violence waroon a jeex ba société humaine inventée pardon ci la violence waroon a jeex ba société humaine inventée prison ci la violence waroon a jeex les 3 P ont été inventés par les sociétés humaines pour lutter contre la violence sous toutes ses formes qu'elle soit verbale qu'elle soit symbolique qu'elle soit psychologique qu'elle soit physique donc waratul am gisuñu lu tax muy am waaw léegi nag ñun li ñu doon nag ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mooy bañ ko tegee li ñu ko teg ba mu jëlee ci li mu ci jëlee yëpp ba muy dellu dafa wax ñaa ijaxal rujohi ila xawmi sahadatana li ma amee ci liggéey bi damay dem bokk kook suma askan beneen bi mooy xafawtu anil ahdaai turran mooy jéggal naa ñi nga xamante ni ñoo ma teg lii nga xamante ni tegoon nañ ma ko donte ci biir lañ nekk wala ci biti mais mënoo doon amee ndono lu mel noonu di am un comportement bu ne nga am ko c'est pas possible donc askanu Sénégal nañu xam li ñu am nañu xam ne ki ñu am Cheikh Ahmadou Bamba la nañu xam ne ki ñu am El Hadj Omar Foutiyou la nañu xam ne ki ñu am Seydi Hadji Malick Sy la radiyallahu taala anhu nañu xam ne ki ñu am Mame Bou Kounta Ndiassane la Mame Ahmadou Ndak Seck la nañu xam ñi ñu am waaw Mame Seydina Limamoulahi la Mame Seydina Issa Rouhoulahi donc yooyu nañ ko xam ñu xam lan la ñu am ñu jàpp ko et c'est le message que je donne aux jeunes ne vous laissez pas impressionner ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas embrigader waaye nag ku leen woo ci bëgg seen réew teg ko ci xam-xam ci teggin ak itte na nga ko bëgg gu mat sëkk Cheikh Ahmadou Bamba mi bëgg réewam ak taxawu réewam ak bëgg ñoñam lépp lu ko dal moom moo ko teg donc voilà kuy wàlliyan sa dëkk dafa tëggul kuy wàlliyan sa dëkk tëggul donc on n'a pas à raser les murs on n'a pas aussi à aller chercher des modèles on a wax dëgg yàlla benn modèle boo xam nañ ko dund ci biir ak ci biti su boobaa sunu dund tey dina ñoŋ sunu dund ëllëg dina ñoŋ te dinañ ci am lu kawe sunu jot di sant bu baax Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi wéral ko di waxaat encore une fois jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul